li gën a fës ci xibaaru digg bëccëg gi bokk na ca ajum màkk gi ak nañu koy rek daal di organiser ñi nga xamante ni ñoom ñooy voyagiste privé yi daal di mer ba futu ne nag délégation générale na muy jëflante ak ñoom neexu leen tey neexu leen ëllëg ñi ngi sàkk kon daje ak njiitu réew mi Macky Sall am jafe-jafe ci wàllum suuf bu yëngal Vélingara ci jamono ji benn pàcc ci askan wi ñoo daal di doxub ñaxtu ngir rek daal di ñaawlu li nga xamante ni mooy ñàkk leerange ngi ñu nemmeeku te nañuy joxe kon parcelles yi nga xamante ni ab tabax dëkk moo ko tax a jóg manifestant yi di jorkar bi baaraamu tuuma commission bi nga xamante ni mooy toppatoo li ni mel ne nag ab njuuj njaaj dafa nekk ci biir ñaari parti dinañ ko dégg kon ci biir xibaar yi campagne njaayum gerte gi kon doom yi nga xamante ni ñu ngi ko yóbbu ca bi ci réew daanaka ay kon doom yu mucc ayib la bu ñu sukkandikoo kon ci Abdoulaye Ndiaye mi jiite kon division législation phytosanitaire bu direction de la protection des végétaux nee na nag taux bu am solo la ñu rek daal di biiral ngir yóbbu kon gerte yooyu ca biti réew lu jëm nag ci wàllum paj mi wérgu yaram hépatite B di lëmbale kon askan wi rawatina nag foofe ca Ndoukoumane ci téeméer yoo jël ñeent fukk ya ci wàllum kon xayma dañoo am kon feebar gile ca district bi di Malem Hodar beneen feebar bi nga xamante ni sonal na loolu soxna yi moom mooy cancer butitu njurukaay foofee ca Ñaxaar ci diwaanu Fatick dañuy dem nag ba biti réew ca Guinée Bissau tey ji nag campagne amul démb lañ ko daal di jeexal démb ci guddi fukk ak ñaari candidat ñoo samp kon seen ndënd ngir nekk fa président ci jamono ji nag ña nga xamante ni ñoom ñooy xoolal africain yi ak européens yi ña nga fa tour bu njëkk bu élection bi suba lañ koy amal ci dimanche nañu dem ca Guinée Bissau fekk fa suñu ndaw bi di Lamine Ba ci rubrique natal tranche de vie tey ji ci samedi ji ñuy dajee ki nga xamante ni moom mooy Alioune Niang ñu gën ko xamee kon ci Niang xarañ loo ba léegi ci tàggat yaram Malal Junior Diagne lay doon yéen kay xëy tey ñoon ceek Mouhamed Salimou Ba Abdou Thiab mu féete ci machine bi ci micro bi Dieynaba Seydou Ba di leen dalal ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi fii ci rajo Futur Média di ko dooree ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy organiser lii di ajub màkk ñu leen di wooye kon ay voyagiste privé ci jamono ji nag dañoo daal di mer ba futu seen mer nag daru kon waralu ko lu dul nag ñaawlu bu baax a baax délégation générale bi ñu dénk kon organisation pèlerinage boobu nañu rek daal di jëflante ak ñoom ñu jàpp ne mbir mi nag mu lenn lu rafet lu nekk ci seen digg moo tax voyagiste privé yooyu daal di nag tënk ab mémorandum ci kayit yooyu ñu daal ci nag def ay poñ yi nga xamante ni dañ ko bëgg daal di jox njiitu réew mi Macky Sall ci loolu nag ñu déglu ci Cheikh Bamba Dioum kenn ci ki ñor seen kàddu ñu déglu ko ci micro Salimata Awa. association privée yi organisé ñëpp ñoo ne tey nañ dajaloo fii waxtaan déggoo joxe suñu xalaat si aji màkk gi tey du am benn jàmmaarloo suñu biir alhamdulilah noonu la demee ndax dañoo bari lu ñu naqari si ndax aj gi gis nañ ne ñun dañuy faral di teg ay meeting ay charge yu bari charge yoo xam ne kenn xamul fu muy jógee te charge yooyu bu ñëwee dal suñu kaw day delluwaat dal si pèlerin bi te nit ñi dañuy defee ne rek ñun la alors que coût yi augmenté ñoo koy indi bi si jiitu mooy Flynas dañ ñoo obligé ne seen 50% ci pèlerin yi obligatoire la nga yóbbu ko Flynas ba pare ñu yokk ci 400 000 francs te loolu mun naa wàññeeku gis nañ ne digg nañ ñu ay saak ñu dig ko suñu pèlerin te bi ñu fa wax ak yéen ba tey ji ni saak yooyu gisuñu ko problème yi bari na bi ci gën a métti mooy IATA bi nga xam ne dañ ñu ko exiger ne Arabie Saoudite la jógee surtout que dañ ne ñu dans un délai de 3 mois il faut ngeen indi un agrément IATA qui coûte 100 millions de francs mais c'est pas possible beneen bi mooy privatisation mooy président de la République en 2015 dafa dindi tas li ñu tuddee commissariat général au pèlerinage indi la délégation générale au pèlerinage délégation bi nag président def na woon yow da nga fiy nekk fii def fi rôle bu bees mooy da ngay réguler contrôler waaye duutoo convoyer duutoo yóbbu ujaaj ji lépp dama koy jox ñi nga xam te ñooy voyagistes privés yi. aj gi 2016 ba léegi ay cumul de problème lañ fi gis ñun ay pression yu ñuy teg voyagiste privé boo fi laaj boo waxee la yàlla rek wax na la ne xelam du dal wax na la ne fitna lay dunde wax na la ne ay perte lay am.
danañ ci dellu si kon ci suñu xibaar yu ngoon yi ak Salimata Aw dañuy dem ba Vélingara foofee nag démb tàngoon na loolu benn pàcc kon ci askanu Vélingara ñoo daal di génn doxub ñaxtu ngir ñaawlu nañuy joxe kon parcelles yi foofee parcelles yi nag suñu waxee loolu mooy suuf yi nga xamante ni dañ koy joxe pour wàllum dëkkuwaay ak yi ni mel ñi ngi jot kar bi baaraamu tuuma commission bi nga xamante ni moo daal di toppatoo li ni mel ne nag njuñ jaaj dañ ko lal ci suuf ndaxte ñaañu war a jox suuf si duñ leen ko rek daal di jox ñu déglu secrétaire bu délégué bu quartier bu Nasrullah di chargé du foncier non loti à Vélingara turam di Tamba Biaye ñu déglu ko ci micro Pape Bestiba. loolu moo fi am ñun jooy xol lañ fi am fii Vélingara c'est loolu mooy catastrophe bi fii parce que da ngay am sa terrain ñu ñëw nangu sa terrain bi fii fu mu toll nii gars yi ñuy ci terrain bi président commission bi waroon a ñëw def recensement waa ji ñëwul léegi Pacheco kii jaay terrain yi kooku la ñu indi fii ak ay Sambaaboy la ñu indi fii ak ay soi-disant délégué de quartier ñun suñu délégué de quartier sax nekku fi léegi ñuy fii di séddale terrain bi ñu dégg bu ñu kiyee barki démb dañoo woo président commission bi kooku nee na daa feebar munul ñëw léegi nañu xaar ba mu wér ñu door a def affaire yi mais ñu ngi nii ci terrain bi fii di def naka sudul noonu population baa ngi fii et puis ñun moi personnel man ki leen di waxal nii man maa def recensement terrain yëpp xam naa seen mbir ni mu tëddee mu ngi nii ils sont ñuy tâtonner di def du n'importe quoi fii ñoom Pacheco ak ñoom Tidiane Camara ak nu mu tuddati Tidiane Camara ak ñoom Moumini les délégués de quartier de Afia ñoom ñoo nekk fii di jaxase affaire yi xamuñu ci dara ñun lu ñuy ñaan monsieur le président de la république Macky Sall na wax ci mbir mi bu dul loolu da ngeen di dégg mbir boo xamante ne musiba lay doon. Tamba kon bi yaay bokk ci délégué wu quartier Nasrullah ci weneen wàll nag Amadou Diallo ñu gën ko xamee nag ci Pacheco ne nag weddina tuuma yi nga xamante ni teg nañ ko ci kaw commission bi ndaxte moomee moo jiite commission bi di joxe wàllum suuf ak li ni mel ne nag joxin wi ak nañu koy joxe dañ ko teg kon ci yoon ñu déglu ko moom Pacheco ci jokkoom ak Pabes Diba. affaire lotissement bi dafa jaar yoon parce que dafa am kayit. jaar fu mu war a jaar ba mu ñëw mais bi moo ñu yónni ñu ñëw ci Afia pour seet képp am kër wala na nga tabax foofu dara wala maa ngi mu foofu dara ñu bind seen tur ak numéro bi dañu ànd ak Jemel pour loti mooy loti bi te dañu ànd ak 14 maires et 14 délégués de quartier yi parce que bëri nga ak 14 délégués de quartier mais ñeenti ñëwuñu dañu feebar mais les agents sont là présents léegi nag du du fii ëpp nañ ñaar téeméer nit non amuñu droit joxe sax terrain sax amuñu droit joxe terrain dañu ne dem nañ ngeen seet terrain bu nekk kan moo ko moom devant tout le monde ngeen jël tur bi ngeen jël numéro bi ñu jëbbal ko maire bi loolu rek moo nekk suñu rôle waaw amuñu droit joxe amuñu droit nangu terrain. benn waxtu jot na ci studio Eva Mbaye ba teg juróom-ñetti simili. RFM rajo askan wi. ñu ñëw ci waxum politique ak dogal bu mujj bu président Macky Sall président Abdoulaye Wade daal di génne Omar Sarr ci parti démocratique sénégalais mu nekk nag ab jafe-jafe bu ñu wàllu si ci yeneen yi ñu nemmeeku ci kon parti boobu bu ñu sukkandikoo kon ci professeur Moussa Diaw waaye nag jàngalekat bi ci science politique ca UGB du université Gaston Berger bu Ndar ne nag Abdoulaye Wade dafa nekk ci benn kon fo boo xamante ni da ko maîtriser bu baax a baax ci waxtu bi nga xamante ni mi ngi dàq Oumar Sarr mi ngi juboo ak Madické Niang mu daal di jàpp ne loolee nag lii di parti démocratique sénégalais soxlawu ko ñu déglu ko ci jokkoom ak Pabes Diba. jëw président Abdoulaye Wade qui a la maîtrise xam ne moom xam na parti moom moo ci dogal yaakaaroon nañu sax parce que dafa amoon calme période bu nga xam ne juboo na ak Macky Sall période boobu fàtte woon na ñële fàtte woon na leen ba ñu yaakaaroon ne sax ni waa leader yooyu jëloon seen distance par rapport ak Abdoulaye Wade daañu dellu si waat mais léegi def na encore beneen jeu di réconcilier wu ak Madické Niang et en même temps mu ni dafay dàq ñoom Oumar Sarr loolu nag day indi encore
encore yeneen problème lay indi day wane aussi encore beneen crise bu mu ubbi ci PDS alors que PDS période bi waroon na dajale leader yëpp ñu mën a juboo ñu mën a liggéey su fekkee ni bëgg nañu dellu ci nguur gi waaye ni muy doxalee day yokk ay jafe-jafe te ñooñu mu wax ni dafa leen daax ñoom duñu seetaan loolu te daañu jël seen matukaay seet nan nañu mënee repositionné woon encore ci biir PDS donc nag yeneen jafe-jafe ya nga xam ne góor gi moo ko indi d'ailleurs moom résumé na loolu nee na vieillesse état d'esprit la du maladie mais yaakaar ni léegi soo tuwul vieillesse bi nekk en naufrage day nekk naufrage war na nag moytu loolu parce que période bi mag la war na joxe leng yi seet nu mu mën a réorganiser PDS su fekkee ne bëgg na PDS daal di taxawaat ci biir opposition bi jouer rôle bi xam ne war na ko jouer ci période yi mën a préparer yeneen échéance électorale yuy ñëw yi. ñu wax ci leneen ak defar ligne gu am solo ci wàllum courant ci diggante dëkk yi nga xamante ñoom ñoo sekk OMVG di organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie kilifa yi nag tax ñu daal di rek mbëgg pare mbir mi anticiper ci jafe-jafe yi nga xamante ni mën na am ci loolee tax nag ñu teg ay bànqaas yu am solo ngir mën a kon daal di muytandiku lépp nag lu jëm ci jafe-jafe askan wi rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo nar loru kon ci mbir moomile moo tax secrétaire général bu OMVG daal di daje ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo sekk liggéey bi rawatina nag ci wàllum administration territoriale daje bi amoon na ca Kaolack ci teewaay Ibrahima Diamé. 1700 kilomètres mooy guddaayu ligne électrique haute tension bi nga xam ne waa OMVG di organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie fas yéene nañ ko taxawal diggante réewum Sénégal Gambie Guinée ak Guinée-Bissau bi ñu xamee ne nag dana am ñu projet bi la laal yàqal leen ci la ñu daal di xalaat samp benn kuréel buy saytu wàllu plainte yi Babacar Ndaw moom mooy secrétaire général du OMVG. politique yi defoon yëpp ci début projet bi yooyu réglé nañ ko waaye dafa am benn politique bu bees bu ñu indi boo xam ne octobre 2018 dañ ko kii mooy li ñuy wax mécanisme gestion plainte maanaam boo defee liggéey bi aussi du ñàkk ñoo xam ne duñ ci gis seen bopp dina ñëw di ñaxtu wala ñu ne nangam bu boobaa nag nan lañ koy traité. waaw loolu ci loolu lañ nekk d'abord mécanisme nag bi mu ñëwee da lay expliquer nan ngay def boolu yooyu wa néew maanaam bu ñu defee liggéey bi ñii ñëw di plaindre ñu fexe ba duñu bari. ngir yëf yi gën a jaar yoon nag am efficacité boole nañ ci waa administration ak commandement territorial rax ci loolu tàggat acteurs yi nga xamante ni ñoom ñoo yore entreprise yi ci war a liggéey. xam ngeen affaire yi chantier ni mu demee nit ñu bari dañuy ñëw jaxasoo population bi di liggéey nangam du ñàkk léeg-léeg moo am yoo xam ni vraiment kenn bëggu ko bu amee ci diggante ñooñu nan lañ koy régler waaye nag balaa muy am itam nan dañu waxtaanee ñi liggéey ci projet bi yëpp artu leen. liggéeyu ligne électrique haute tension bi de nag tàmbali na am na ay weer ñi ci bénéficié wu ñoo di ñeenti réew yi bokk ci OMVG Sénégal ci boppam dina gis ñeenti diwaanam yu nga xam ne projet bi le dina leen laal muy Kaolack Kaffrine Tambacounda ak Kédougou ligne bi nag bépp village bu mënti jaar dina bénéficié wu ci électrification bi Ibrahima Diamé Kaolack rajo Futurs Médias. Ibrahima Diamé lu jëm nag ci wàllu mbay mi direction bi nga xamante ni moom mooy aar lu jëm ci wàllum gàncax gi ne nag lu jëm ci doomu gerte yi ñuy yóbbu ca biti réew daanaka qualité bu mucc ayib la Abdoulaye Ndiaye moo ko xamle bu division législation phytosanitaire ne nag lu jëm nag ci wàllum conformité di norme yu baax ci suñu réew ci téeméer yoo jël juróom-ñaar fukk ya ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn dañ koy rek daal di yóbbu kon ca Chine yeneen kon ñett yi ci téeméer yoo jël nag ci yeneen dëkk yi lañ koy yóbbu loolu nag di ci wàllum gerte gi ñu déglu ko ci micro Ibrahima Diamé. quantité gerte gi bi ñu génne fii Sénégal campagne bi daanaka mat na 455 000 tonnes téeméer bu nekk juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar mi ngi dem Chine. donc muy marché bu am solo pour ñun bu ñu xoolee également maanaam rejet yi ak ni lañ non conformité affaire problème sanitaire phytosanitaire néew na lool te bu dee li dem Chine sax yaakaar naa amul benn rejet bu nga xam ni waxaat nañ ñu ko si wala benn problème de détection insecte si conteneur yi kooku nag c'est parce que liggéey bu mucc ayib la si service technique yi def ànd ak acteurs yëpp muy fumigateurs yi di laboratoire yi inspecteurs phytosanitaires yi léegi yenn cas de notification yi ñu si am yu bëriwul si marché européen bi la te ñoom seen ay normes dafa xaw sévère lool conformité bi romb na 99,9% bu ñu xoolee globalement li ñu génnee kooku nag duñu ci féliciter acteurs yëpp commencé par COPEGA nga xamee ni que vraiment takku nañu pour maanaam lépp li na ci protocole bi nga xam ne moom la Sénégal am ak Chine ñu mën ko respecter
point de vue sanitaire ak phytosanitaire opérateurs yi nag li ñu enregistré ay entreprises yu war a exporter war na ma téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom waaye booy xool ñi ci mën a liggéey ñi ci liggéey réellement weesuwuñu fanweer ak juróom-benn. ñu wax nag ci wàllum wér-gu-yaram ak feebar ba ñu duppee kon hépatite B di feebar bi nga xamante ni daanaka dafa dañ ci daal di nemmeeku ay njàkkare foofe ca Ndukumaan ndaxte nag ña am feebar bi lim bi ma ngay tàmbali kon di am doole ndaxte ci téeméer yoo jël fukk ak ñeent ya dañ ko daal di am ci district sanitaire bu Malem Hodar ci weneen wàll itamit ci téeméer yoo jël fukk ak juróom ya ci district bu Kaffrine loolee nag coordinatrice bu programme national bi ñu fi teg ngir xeex lépp lu jëm ci feebaru hépatite yi ñoo ko daal di xamle ñu daal di déglu Aminata Sall Diallo ci jokkoom ak Oumar Ndiaye. Kaffrine ba léegi prévalence bi dafa kawe mooy jàngoro bi law na fii ba léegi waaw xayma yi mën nañu wax ni tey am na ñaari district yoo xamee ni c'est quand même préoccupant mooy district gu Kaffrine boo xamee ni téeméeri nit yoo jël fukk yi ak juróom ànd nañu ak doomu jàngoro bi ak district gu Malem Hodar boo xamee ni téeméeri nit yoo jël fukk yi ak ñeent ñi ngi ànd ak doomu jàngoro bi yeneen district yi wax dëgg gën na wàññeeku bu nu seetee niveau national bi li tax tey jii 1999 ñu téeméeri nit yoo jëloon fukk yi ak juróom ñaar dañ ko amoon ñàkk bi moo ñu permettre tey ñu wax ni téeméeri nit yu nekk tey 9 juróom-ñeent yi ñoom ñoo ànd ak doomu jàngoro bi dañu yaakaar ne xëy na ñàkk bi demewul woon noonu ci Kaffrine. bu nekkee wetu Kaffrine li nga xamante ni moom mooy hépatite B moo leen sonal ca Fatick rawatina nag ca Niakhar foofee nag canceru kollu butitu njurukaay bi lañu daal di nemmeeku lu bari ci soxna yi Aminata Goudiaby. ci dëkku kaw yi léeg-léeg jigéen ñi dañuy sàggane dem di def dépistage du cancer mu di nag comportement boo xam ne coordonnatrice su santé de la reproduction bi nekkee ci district sanitaire bu Niakhar mi ngi koy méttitlu moom yaay Nini Sarr nag mi ngi doon animé ab journée de sensibilisation bu jëm ci wàllu cancer du sein ak itam du col de l'utérus. population di Niakhar à partir d'aujourd'hui nañu ñëw hôpital di contracter service yi bu ñu amee lu leen jaaxal seen yaram ni ñëw di faju ndax ñu mën a saytu seen yaram à temps lépp lu ci nekk loo xam ne gàllankoor la ñu mën koo teel a gis teel leen a jël en charge. journée boobu nag ñoom ñu ngi ko organisé woon ànd ceeg association jigéen ñi ñuy woowee les Amazones de Niakhar ñoom nag nee ñu li ñu bëgg mooy dugal seen loxo ci xeexu cancer nga xam ni feebar la buy indil ay loraange jigéen ñi. Selbe Ngom moom mooy présidente Amazone yooyu la. il faut aussi nit ñi ñu leen di sensibiliser parce que am na maladie yoo xamante ne su nekkente ne gàttanu nga ko mën na la bañ a sonal loolu moo ko taxoon tey ñu ne ñun tamit dinañu wàcc ci terrain bi pour mën a wax ak jigéen ñi nga xam ne dañuy liggéeyandoo ak ñoom jox leen ay information wax leen lan feebar bi naka ngay def pour du la dal su ko defee ñoom suñu demee ñu mën a waxtaan ak yeneen jigéen ne Niakhar 32 villages la te 32 villages yëpp am nañu ay groupement yu leen fi représenté. bu yàggul dara nag def nañu ay journée de dépistage ci arrondissement bu Niakhar nga xam ni moo ëmb commune yu Ngayoxem Patar ak itam Niakhar ñu ni nag lu tolloo ko juróom-ñaari kaawu cancer njortoon nañu ko fa buñ sukkandikoo ci yaay Nini Sarr. te ñoom ñëpp defal nañ leen bulletin de référence orienté leen au niveau de l'hôpital régional pour ñu gis avis gynéco pour ñu mën leen a defal colposcopie xool réellement est-ce que c'est cancer du col wala début la wala ñu leen a jël en charge. ñu ni nag bu yàggul dara daañu organiser ay activités dépistage ngir fexe nu feebar bi di cancer delloo ginnaaw bu baax a baax ci biir arrondissement bu Niakhar Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby gërëm la bu baax a baax dañuy dem nag ba Guinée Bissau xam ngeen ne nag wotu présidentielle bi suba la campagne bi daanaka démb si guddi nañ ko rek daal di jeexal foofee fukki candidat ak ñaar ñoo daal di samp seen ndënd bokk na ca nag président sortant bi nag lu jëm ci wàllu woowu observateur yi jóge kon ca Union européenne ca Union africaine ci CEDEAO ñoom ñëpp ña nga fa ngir rek daal di xool ni nga xamante ni noonu la élection bi nar amee ni kii suba dañuy dem ba foofu fekk fa suñu ndaw ba ñu fa yebal di Lamine Ba. waxtu yu mujj yu jëm ci wàllu campagne électorale bi fii ci Guinée Bissau yëngatoon na bu baax a baax fukk ak ñaari candidats yi ku nekk nag jéem ngaa waxtaanee ak électeurs yi ngir mën leen a convaincre ci programme bi nga xam ne nag moom nga fas yéene amal buñ la falee ci bopp réew mi ci ab déclaration bi nga xam ne nag amal na ko démb ki nga xam ne nag moo di président sortant bi di José Maria Vaz jot naa yëkkati ay kaddu woñe ne fas naa yéene boole dooleem ak ki nga xam ne nag moo di candidat bu Madem bu G15 di wuyoo Omaro Sissoko Embaló ngir alliance buñ
demee fa nga xam ne nag moo di deuxième tour ci élection présidentielle yi lee mu doon ay kàddu yi nga xam ne nag kii di président PAGC bi te mu doon ab favori ci scrutin bi ne li ni rek nangu nañu ne dañuy perte li nga xam ne nag moo di élection yi campagne électorale bi nag jeex na léegi nag jubluwaay bi doon élection présidentielle bi kii nga xam ne nag moom mooy njiital commission nationale électorale bi di José Pedro Sambu moom it yëkkati na ay kàddu démb woñe ne fichier électoral bi daanaka nemmeekuñ ci benn contestation ba tax na jàpp na ne élection yi war na mën a jaar yoon nee nag bëgg na askanu Guinée Bissau ñëpp jóg dem woote bu baax a baax ci li nga xam ne nag moo di élection bi lee tànnu président de la république bi nga xam ne war nañ ko amal fi ci Guinée Bissau daanaka ñëpp ci bàyyi seen xel ba tax na observateurs yu bëri teg nañ fi seen tànk mu ngi mel ni CEDEAO Union africaine Union européenne communauté des états du pays de langue portugaise ba ci États-Unis d'Amérique kii nga xam ne moo jiite mission d'observation électorale bu CEDEAO ci élection yi Guinée Bissau di Soumaïla Boubou Maïga jàpp na ne élection yi war na mën a jaar yoon ndaxte waajal nañ ko na mu waree ci xayma toll nañ ci juróom-ñaari téeméeri junni électeurs yu ëpp nga xam ne danañ dem suba ci mbañ gàcce gi ngir tànn kenn ci fukk ak ñaari candidat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk di xëccoo présidence bu Guinée Bissau Lamine Ba Bissau Radio Futur Média. gannaaw ba benn waxtu jotee ba teg ñaar fukki simili ci studio Eva Mbaye ñu ñëw ak yéen ci xibaaru tàggat yaram bi Malal pare nga. waaw pare naa ko. ayca ñu tàmbali. kii jàng ko da nga may bàkk. ñu tàmbali Malal ak beach soccer gannaaw defetu kon gaynde yi ci première journée bi kon nee nañu gaynde yi ñu ngi mobiliser wu waat. léegi jox ma léegi ngay. ayca bisimilah ñëw. gaynde beach soccer yi wax nga dëgg jana ba dañ leen a door démb waaye ñu war a jongante suba seen ñaareel bi jongante ñu ngi nag di waajal bu baax xool li doxul démb ba ni mun ko jagal ngir am ndam Soda Thiam moo nekk ca Paraguay. gannaaw seen défaite gi ñu am seen diggante ak Russie déception nag nañu doon gis ci xar kanamu joueur yi ne amoon nañu yaakaar gagné googule jongante yi nga xamante ni ci njeextal gi lañ ko daal di ñàkk seen attaquant bi di Raoul Mendy mi nga xamante ni moom moo dugal la ñeenteelu bitu Sénégal ci googule jongante di ci àddu. luñ bëggoon mooy dugg ci match bi ak ndam mais li yàlla def mooy ñun la xañ mais dañ ko koy sante te xanaa waajalaat beneen match bi rek te ñaan yàlla mooy ñu ndam match boobu xam ni li jot a romb na dañuy waajal suñu bopp gën a concentré wu te xaar match bi di ñëw ñaan yàlla may ñu suñu ndam bu baax. naataangoom bii di Babacar Fall moom nag lu ñu mel la xamle moom milieu de terrain bi nag ma ngay regretter ni ñu duggsee ci match bi rawatina ci première tiers-temps bi. début de match bi moo xaw a des si lañ ñu mënee score xam nga liñ naan but soccer dabe moo ci gën a metti loolu moo tax ñu perte match bi ak dernière minute erreur yi ñu def ak erreur arbitrage yi loolu moo ñu xaw a coûté cher quoi ci match bi. gannaaw loolu nag gaynde but soccer gi gëm nañu seen bopp ba léegi ngir wëyal gile compétition même bu fekkee sax Belarus mi nga xamante ni bi moo nekk guléeta muy ñëw ci gile compétition mooy taxaw seen kanam. Belarus équipe bu mag la si football bi ñuy def mais li ñuy wax rek nañ gën a defarwaat jàppaat lu ñu jaxase parce que dessin bi mu ngi sunu may ba léegi kon dañuy defarwaat rek comme d'habitude pour mën a gagner match bi quoi yàlla dinañu may ndam incha allah. ñaareelu jongante gaynde yi seen diggante ak Belarus lay doon mi nga xamante ni dafa am ndam ci matcham gu njëkk dimanche lay doon bu 22h15 jotee mu ne woon Soda Thiam fii ci Asunción Paraguay ngir Radio Futur Média. nu daal di waaw wax ba léegi nii programme ga tey jii nag tey it moom mooy laaleeg waa Mexique ya États-Unis Japon Italie Uruguay Paraguay Suisse Émirats arabes unis ak Russie Nigeria dañ ko dóor démb mooy joué ak tey jii Oman Portugal itam war na laale ak waa Brésil. beach soccer moom mooy football bi ñuy def ci tefes bi. ci tefes gi lañ koy def ñooñu. ñun waa Parcelles xam nañ ko. xam ndax yéen am ngeen ak jéeg. voilà waaw ba tey war ngeen xam ndox waaye amu leen dex muy course rawante-gaal. régate lañu ko woowee candaar tey jii ca dex gu mag lañu koy defee ca quai Henri Diaye entente gendarmerie moo kaa organisé Mouhamed Nabi Silla. édition rawante gaal 2019 bi entente réveil gendarmerie baaxawoo di def ci dex gu mag gi dana am ci aser jëlee ci ndaang mu doon loo xam ni dana indi spectacle bu mag ci jongante bi lee. boo bëggee li ñu def nii rawante bi jëm kanam il faut nga def tout nag pour que rawante bi nekk spectacle plan d'eau bi ñu am kenn amu ko public bi ñu am kenn amu ko un public chaud qui s'y connaît qui est passionné yooyu boo ko boolee def spectacle mu jaar ci yoon bu subaa boo fëggee buntu ñu lay jàppale dañoo ñëw. El Hadj Mokhtar Gueye di njiitu entente réveil gendarmerie xamle li yees ci wàllu course gaal yi lee ndax borom moteur yi dañ ciy bokk. différence bi am entre gaal guy daw ak moteur ak gaal guy joow xam ni kii indi na lu am solo ci dëkk bi beneen bi nag mooy gaalu moteur yi dafa bare ñu ko bëgg ci dëkk bi te xamuñu leen parce que ñoom ñoo ngi koy defee ci biir géej kenn mënu fa yegg du ñu laajtee nag ba xam ni ñoo ngi ak seen public ci gannaaw
te bëgg nañu ñu wane leen daañu ñëw wane leen waaw moo tax ñu def ñaari course pour ñoom lay doon course suuf bi moom comme d'habitude ma nga ca. édition régate 2019 bi lee di sàngal Ousmane Thiané Sarr nekkoon sportif dëkk ci Guet Ndar ñu xam ko mu judd ci 1919 génn àddina ci 1953 moom ràññeeku woon na lool ci wàllu mouvement éclaireur gannaaw ba mu ko doon jiite ci Afrique sowu jant ci 1938 RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. nu jeexal ak wàllu football bi ca France dinañu tàmbali ci kanam tuuti Nice mooy laale ji ak waa Lyon Dijon dewante ak Rennes ñoom Mbaye Niang ñoom Nantes ak waa Brest nee nañu boori ngoon yooya am Angers mooy dalal ak waa Nîmes Bordeaux itam dina laale ak Monaco waaye itam Toulouse itam dina jongante ak waa équipe bu Marseille ca Angleterre door nañu Mourinho dooram bi tàmbali na dafa daal di tàmbali mi-temps moo dóoragum ñaari bal ci dara West Ham moom waa Tottenham koo koy spécial wan si kanam Everton Norwich dinañu jongante Arsenal dalal waa équipe bu Southampton Liverpool ak Sadio Mané ñoom ña nga jëm ca Crystal Palace fekk ñoom Cheikhou Kouyaté City mooy dalal équipe bu Chelsea ca Espagne door nañu ko boori midi yooyu Barça dafa témboo guddi ak waa Leganés mi-temps nañu Barça dañu ko mëne woon léegi la ko Messi daal di passe moom Suarez mba ci benn coup franc mu mbëkk mu dugg Moussa Wagué nga ca bokk na ca jongante ba bu nu ca noppee tuuti ñu nañu Betis mooy laleeg waa Valence Atlético Madrid mu nga jëm ca Grenada Real moom boori 20h dina lale ak waa Real Sociedad jeexal ak Italie tey jii itam ñett bu tisbaar jotee dinañu gis Juventus dem ca Atalanta Bergame AC Milan takkusaan lay laale ak waa Napoli bu Kalidou Koulibaly Inter Milan ñoom boori timis ñu war a jongante ak waa Torino Dieynaba Seydou Ba. jaajëf Malal Junior Diagne yegg si nag léegi ci tranche de vie tey nag ñu jagleel ko Alioune Niang waaye ñëpp xamee ko ci turu kon Niang xarañ loo li nga xamante ni ci début bi ay kaf la woon ci moom tey jii nag mu nekk ak business am maanaam di snap di fayeeku kan mooy Niang xarañ loo Alioune Niang ñu déglu nataalam ak Fama Ndione. communication digitale lañ toll man duma journaliste duma écrivain diffuseur la Sénégalais yi ñu ngi ko xam ak artiste bi di Wally Seck ñu ngi ci atum 2016. maa ngi def sama formation en menuiserie bois fële ca CNQP centre national de qualification professionnelle ca Rocade Fann Bel-Air Takalogue Camp Le Mounier def fa 3 ans de formation am 3 diplômes CAP CQP ak BEP en menuiserie bois. snap bi ci biir si Wally Seck laa njëkk a snapé boobu couverture médiatique bi Sen TV ma ko doon def affaire bi di xaw a càng ak yooyu noonu Wally taxaw ànd rek Sen TV ne Bercy bu ñu ko séddaane à travers snap de ñaar preuve lañ ko séddaane looloo may snap bi buzz tey. tey Alioune Niang taxawal ab business tey ci Snapchat lu ëpp 125 000 personnes ñoo koy topp di ko xool ñaan nag di ci génn bu baax ndaxte pour nga mën kaa invité mbaa sax mu defal la ab photo wala ab vidéo faaw nga def loxo ci poche. xam nga affaire yi man foo ba mu ci dugaloon affaire dem ba ëpp ma loxo dama ci dugg foo la woon rek mbalak léegi mi dem ba ci ëpp ma loxo. dama snap bi jël ma ci ay way di happy birthday sax bu ma ko defee dañ may fay. nan lay demee. dañ may fay mais ñi ma ko seqal dinaa defal happy birthday gratuitement mais ñi ma ko seqalul dañ may fay boo amee sa photo bëgg ko xam ni nit ñi xam ne yow mi da ngay anniversaire da nga may fay. snap bi publicité bi maa ngi koy defee 200 000 bu dee yaa ma envoyé image yi via WhatsApp loolu 100 000 francs ngay fay bu dee maa ñëw sa place filmé la c'est 200 000 francs da ngay fay frais voyage rek def bi avion hébergement. tey jii Alioune Niang nag fës loolu ci wàllum communication digitale looloo waral sax ay politiciens jël ko boole ko ngir mu mën a fësal seeni mbir. yaay gëm sa bopp président ñoo fekk si la man gëm sa mbootee moo tax ma dem bay bokk ci cortège président de la république te loolu man maay le seul civil buy jege président de la république Sénégal président ay gradé ñoo koy dawalal ay colonel bii man ci musique bi laa yemoon rek ci BSDA bi ak ci CNG bi léegi Cissé Lo yóbbu na ko ci international ba ci CEDEAO tout récemment ñu ngi jógee Rabat Maroc ñu invité wuñu fa Nations Unies couvrir naa ko daje naa fa président de la république mu apprécié. Niang xarañ loo nekk menuisier ébéniste bàyyi formation ranger ay diplôme dem ci Snapchat loolu waral sax mun a ndaw ñi lu way gëm lu ne bu yàggee mu gëm loola ku ci na ci la nga yëngu na nga fexe ba bul ca jël ndarde. dal nag jàmm kii di Oumar Sarr nekkatul membre PDS génne nañ ko ci PDS démb ci benn communiqué boo xamante ni Laye Wade moo ko bind envoyé ko ci rédaction yi la sama naataango waaw kii di Laye Wade moom lan la reproché kii di Oumar Sarr lan moo tax mu def li nu mel journal bi ne naa leen expliqué l'observateur sama naataango ne xam nga Laye Wade dafa mere woon kii di Oumar Sarr waaw daf ko mere woon démb la ko concrétiser kàjji ko bi mu koy kàjji lii la ko wax mu ne ko waa yow Oumar Sarr xam nga waxoon naa la nga bàyyi li ngay def di def ay activités fractionnistes parti bi ñun ñoo ko moom man ma nekk secrétaire général national yow ma teg la adjoint nga jàppee sa bopp yow yaay chef di def la neex
di def ay activités fractionnistes léegi nag won naa la may chef bi kenn la journal bi ne looloo tax mu génnee ko activité fractionniste di def loo xamante ni jaaduwul ci parti bi teg si wax lii moom mu def la lu ko ne Sud Quotidien yokk nii looloo am ndaxte liquidation boobu dafa mel ni Laye Wade def ko doon préparé ndaxte moom ak kii di Oumar Sarr nekkatuñu woon sama naataango bii di journal Les Échos ne Laye Wade kàjji na kii di Oumar Sarr waaye def mel ni résistance bi mi ngi organisé wu ndaxte ñoom Madické Niang ak yeneen gars yi nee nañ waa bind nga lu ngay bind waaye ñun génnuñu PDS yaa bind lu ngay bind Laye Wade ñun ñu ngi ci PDS génnuñu fa foofu la ñuy xeex génnuñu fa mu leer nañ nga xam ko waaye nag kii di Alioune Ndiaye biñ ko laajee ci loolu mu ne waaw lii am na waaye man du ma wax Laye Wade du Ndeye Mbile ji laaj ko kan mooy Ndeye Mbile ji mu ne Ndeye Mbile ji xam nañ ko nekku fi waaye nag moom mooy instrumentaliser bàyyi Karim Wade benn moom mooy def li nu mel waaye nag bu fekkee ni combat la bëgg na wàcc ci terrain bi ñu koy xaar ñun jógewuñu PDS tey jógewuñu PDS ëllëg sama naataango bi di journal L'Observateur dellu nag ci loolu mu ne c'est vrai kii di Laye Wade kàjji na Oumar Sarr waaye nag dafa réconcilier en même temps ak kii di Maître Madické Niang moom tamit xam ngeen ni neexuñu woon demoon nañ ba dàq ko sama naataango L'Observateur ne kii waral réconciliation bi du kenn ku dul xalif général des Mourides waaw moom mu def retrouvailles yooyu lee ndaxte yéenaa ngi fàttaliku depuis ci magal bi commencé woon nañ li nu mel léegi nag sotti na sama naataango ne fu mu toll nii na diggante Madické Niang ak Laye Wade dafa mel ni daal yëf yi ñëwaat na ci normal ñu wax ci Bougazelli waaw député apéris bi ñu jiñ ni waaw day defar ay faux billets jox nañ ko mandat dépôt lan mooy mandat dépôt xanaa prison kii di juge doyen des juges jot na bind mandat dépôt ne ko yow Bougazelli lu ma gis li ngay def nii yëpp di man jàpp naa ni am na loo xamante ni jot naa ci ni yow yaa ko def jot naa ko waxuma ni yaa ko def exactement waaye damay continuer di enquête bi waaw may continuer enquête en attendant nag yóbbu naa la Rebeuss nga dem toog foofu sama naataango bi di Soleil moom itam wax li nu mel daanaka ci gouvernement bi la bokk moom Soleil waaye nag joxe na nouvelle bi dafa mel ni daal daa bëgg loolu siiw ñëpp xam ko naka noonu itam kii di waaye nag Sud Quotidien ne Bougazelli yóbbu nañ ko Rebeuss waaye nag na ñaan waaw na ubbi téere ji di jàng wala di ñaan ndaxte bu ko moyul moom mën na ci am problème ndaxte luñ ko visé nii lu garaaw la ndaxte yokk nañ démb banaaj koy yóbbu ci Rebeuss infraction ci wàllu corruption daanaka bëgg a guerre ay gendarme naka noonu itam blanchiment de capitaux loolu yëpp loo xamante ay infraction la yoo xamante ni mun na ko indil ay problème yu mag sama naataango bii di L'Observateur ne waxati ko jafe-jafe yu mag ndaxte boo xoolee bu baax ci dossier boobu jot nañ ko corsé looloo tax moom kii di Bougazelli na ñaan loolu rek moo ci des ñaan yàlla dimbali ko mais daa Diouf bi mu déggee li nu mel mu ne waaw man nag may avocat kii di Bougazelli yóbbu nañ ko Rebeuss gannaaw biñ ko dóoree mandat dépôt loolu am na waaye nag ñun dañuy continuer di xeex lu bon fanweer avocat yoo xamante ni dañoo fas yéene sëgg bëre ci tribunal bi su ko defee ñu xool naka la ñuy génnee kii di Bougazelli ci kii di maître daa Diouf jëlaat parole ne man de lu ma jàpp mooy ma avertir mu leer moom Bougazelli dafa tawat na ñëpp xam loolu te moom nu mu mel nii daanaka warul nekk ci prison looloo tax dañuy laaj ci nu mu gën a gaawee demande de liberté provisoire gannaaw bi ko juge bi dégluwee ci affaire drogue nag tey jii benn chiffre boo xamante ni ONUDC moo ko génnee daanaka organisme l'ONU boo xamante ni day toppatoo ci wàllu drogue daanaka Sénégal rapport bi wane ni nii ñiy jëfandikoo drogue ci Sénégal daanaka moitié bi yépp amuñu fanweeri at diggante ñaar fukki at ak fanweer lañ am journal bi yokk ni boo xoolee bu baax cannabis bi la ñuy gën a jëfandikoo loolu la ñuy gën a jàpp ci Sénégal la ci journal Les Échos am na nag koo xamante ni sénégalais la mi ngi ci Italie waaye nag nit ku baax la bu ñu sukkandikoo ci journal Les Échos immigré boobu nag daanaka dafa for benn montre Rolex montre yu bàq ne mu yóbbul ko ki ko moom kooku nag kontaan lool jox marchand ambulant sénégalais boobu 16 millions de francs CFA jox ko liggéey itam ñu jeexale sport tey jii nag match bu important dina am diggante Crystal Palace ak Liverpool bu 3h jotee sama naataango bi di journal Record ne Sadio Mané dina defati lu mu yàgg def ci équipe boobu daanaka ñeexu ñebe la ko jàppee waaw bu ñëwee rek dóor nañ xaar bu baax a baax Sadio Mané mi préparé match boobu la sama naataango bi di Stade Quotidien wax moom itam ñu ngi yaakaar Sadio Mané def kon exploit foofu su ko defee équipe bi gën a avancé ci championnat bi mu yokk kon dara jàmm foofu jërë ngeen jëf